فلأنصرن الحق حتى أنني أسطو على ساداتكم بطعاني الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu sant Yàlla subhanahu wa taala julli ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Yennaaw loolu ñu ngi leen di nuyu lislaam ci seen groupe bi groupe Daaru Sunna ci programme bi nga xam ne comme ni ngeen ko xamee mbokk mi wax na ko dañuy war a waxtaan ak yéen ci taxawaayu salaf ci tasawuf wala ak suufiya mooy mawqifu salafu mina tasawuf wala mina suufiya ñaar yëpp mun na ci ànd parce que waxu moom booy wax ci tasawuf il faut nga wax ci suufiya. xam naa dinañ dugg ci waxtaan mubasharatan mooy tasawuf bi ak suufiya bi. tasawuf toujours ni ñuy waxee gars yi mooy tasawuf suñu nee tasawuf mooy fikra bi mooy xalaati bi ak yëg-yëg bi mooy tasawuf. a suufi wala suufiya mooy ay nit ñi nga xam ne ñoom ñoo tabanni fikra boobu c'est-à-dire boromu fikra yi ñi yore yëg-yëg boobu noonu yëg-yëg tasawuf bi ñoom la ñuy wax suufiya. kon mun nañ ko xamee noonu. waxtaan wi nag mun nañ kaa xaajoo ñaar mbir mooy bu ñuy waxee ci tasawuf mooy fikra bi amaana du bokk ci li ñuy waxee bu ñuy wax ci suufiya. mathalan bu ñuy wax ci fikra bi mun na bañ a bokk ak waa fikra bi comme li ñuy wax toujours al farq wala at tafarruq bayna al qawl wal qaa'il wa bayna al fikra wal mufakkir. kon waxtaan bi noonu lañ ko buggee doxalee. bu ñu nee salafu nag suñu waxee ci salaf mun nañu ñambaase ñi nga xam ne ñoom ñooy salaf yi nii. bu ñu nee salaf yi nii mooy ñi nga xam ne ñëw nañ ci ginnaaw salaf mu nekk ay boroom xam-xam yi nga xam ne nit ñi dañuy reconnaître seen xam-xam ci wàllu diine ci wàllu fiqh walla ci wàllu sax majaal bi nga xam ne moom moo aajo ci majaali firaq yi. kon noonu lañu bëggee ñu waxtaanee ko insha allahu subhanahu wa taala. waxtaan nag ci benn firaq balaa nga koy def wala balaa muy neex il faut nga delloo ko ci cosaanam. ibnu taymiyata rahmatullah alayhi mu ne fa inna maarifata usuli al ashyaa wa mubaadi'iha wa maarifati diin wa aslihi wa asli ma tawallada fihi min aadami al ulumi naf'an. xamu mbir yi fu mu soqeekoo ak fu muy bàyyeekoo ak lan la wund ak lan la jur après xam yooyu noonu moom nee na moom mooy njariñ bu gën a rëy ci sa wàllu xam-xam yi. kon moo tax bëgg nañu balaa ñuy def leen ñu waxtaan ak yéen tasawuf bi fan la bàyyeekoo ba dugg ci lislaam. incha allah subhanahu wa taala ngeen xamee ko noonu. comme ni nga ko xamee booy waxtaanee benn kuréel boobu noonu du ñàkk ne am nañ ab tuur. léegi seen tuur boobu noonu il faut nga xam tamit tuur boobu na ak melokaan yooyu nga xam ne dañ ko jox fan la bàyyi ko. soo ko xamee nga xam fan la jógee bu boobaa mun nga jël ab àtte boo xam ne moom nga koy jox. kon ba ñuy gestu ci wàllu tasawuf ak suufiya
dañuy xool masaadir yi nga xam ne mooy masaadir yi gëstukat yi ñiy gëstu si wàllu firaq yi te ñiy gëstu tamit si wàllu istilaaxaat yi ñu gis ne ab suufiya istilaax la boo xam ne war nañ ko xool càmbari ko fan la bàyyi ko dëgg wala baati suufi si boppam parce que kalima soo xamul fan la bàyyi ko dina jafe lool nga jox ko àtte boo xam ne moom la yeewu mais bés boo xamee ne fan la bàyyi ko mun nga ko jox àtte boo xam ne moom la yeewu wala àtte bu mucc ayibu lay doon moo tax ne comme ni ngeen ko xamee sooy baxs si benn masala si istilaax dañ koy baxs si ñaari côté si wàllu lugatil arabiya wala si wala istilaax su fekkee ne istilaax sharia la wala mu nekk istilaax boo xam ne ulama yi ñoo ko teg si seen fànn yi nga xam ne moom la ñuy yëngu kon boo ñuy càmbari tasawufu suufiya bi ak tasawuf bi ñu xool d'abord lugatil arabiya ñu fekkee ne borom xam-xam yi wax nañu mais toujours sooy jëlee wax waa kuróolu fànn boobu noonu nga jëlee si moom moo gën a dëgër comme gars yi li ñu wax al iqraar mooy sangu seede yi mooy sang seede saydu shuhada wala saydu shahada al iqraar ñu gis benn borom xam-xam bu mag tamit si ñoom parce que sooy delloo si ab kuróol sooy delloo si ñoom ngay jëlee seen wax da nga war a delloo si seen ponkal yi nga xam ne ñoom ay ñu rëy lay si ñoom te wu tamit masdar la boo xam ne ñu bare si ñoom dañuy delloo si ñoom moo tax ne ñu dem si ar risala al qushayriya ar risalatul qushayriya ki ko bindi moom la ñu wax Abdul Karim bin Hawazin ibn Abdul Malik al Qushayri mu ngi génne àdduna 465 téereem bi nga xam ne mooy ar risala téere bu am solo si tasawuf ñi bare dañuy delloo si moom non seulement moom si boppam mu dafa jiite ñi bare si ponkal yi tasawuf mais tamit am na ñoo xam ne dañ ko jiitu te dafa tuxalee seen wax kon gannaaw lumao li tuusi Abu Nasr tuusi risala al Qushayriya téere bu am solo la si tasawuf ñoom ñëpp ab gannaaw téere yi nga xam ne moom la Abu Abdurrahman as-Sulami bindi mais ñoom dañuy tuxalee si ñëw si kooku lu bare moo di lay wane ne kon al Qushayri ponkal bu mag la si tasawuf lu mu wax si tasawuf day nekk wax boo xam ne wax bu am solo lay doon kon moom la ñuy delloo pour ñu xam ndax tasawuf am na cosaan si arab lugatil arabiya wala sa diine bi si boppam incha allah subhanahu wa taala léegi bu ñuy delloo si risala a risalatul Qushayriya Qushayri dafa ne baati suufiya wala as-suufi mu ne غلبت هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة فيقال رجل صوفي وللجماعة صوفية ومن يتوصل إلى ذلك يقال له متصوف وللجماعة المتصوفة من suufiya mu ne tur bi moo ëmb kuréel bi mooy kuréelu suufiya c'est-à-dire tur bi moom la ñuy xamee moom lañ ko xamee nee na dinañ wax ne rajul mooy benn waay boo xam benn waay ñu ne suufiyun wala su fekkee mbooloo la ñu ne suufiya mais koo xam ne dafa bugg yëgg si tas si suufi yi
moom la ñu wax mutasawif bi maana koo xam ne dafa nekk si tariq suufi daal mooy koo xam ne yëg na bu pare mutasawif moo nekk koo xam ne dafa nekk si tariq mu ne al jamaa moom mbooloo moom dañu leen wax ne al mutasawifa mooy ndongo yi moom ngay déggee si istilaahi suufi mooy ab murid al muridi soo ko déggee rek si istilaahi suufi mooy ab ndongo la boo xam ne dafa nekk si tariq dafa nekk si yoon mu ne walaysa yashhadu li hada al ism min haythu al arabiyya qiyaasun wal ishtiqaaq wal adharu fi annahu kal laqab lii moo tax ñu indi waxu ji Qushayri nee na si wàllu lugatil arabiya baati bi amul lenn lu koo xam ne moom lañ ko mun a jëlee c'est-à-dire amul cosaan munuñ ko qiyaasi sax si wàllu lugatil arabiya moo lay wane ne kon baati suufi amul cosaan buñ koy delloo si wàllu lugatil arabiya nee na moo tax ne li feeñ mooy ab cant la rek dañ leen ko jegela wal adharu fii annahu kal laqab boo gisee ñu jëlee waxu ji pour waxtaan ak yéen ñu bàyyi yeneen i wax yi parce que waxu yu bare na mais ponkal si ñoom su fekkee ne moom loolu la saxal mu dàq lépp loo xam ne moom la gaa yi wax saxal ne amul askan si lugatil arabiya te amul cosaan si lugatil arabiya loolu da lay jox immédiatement donc tasawuf gan la si l'islam te effectivement noonu lay demee loolu dañ koy xamee su fekkee ne dem nañu wax boromi xam-xam yi ak muarriquun yi li ñu saxal fan la tasawufu bàyyi ko donc li Abdul Karim al Qushayri wax fii ni di ne baati suufi amul cosaan si lugatil arabiya noonu la encore doo ko fekkee am cosaan si diine si l'islam wala si sharia kon su loolu saxee rek dañ immédiatement dinañ xam ne kon tasawuf wala ak suufi loolu gan la si l'islam léegi gan nag il faut ñu xam fan la jógee kon bu ba incha allah audio bi di ñëw foofu lañ leen wax gan boobu noonu bi nga xam ne mooy tasawuf si diine bi fan la bàyyi ko léegi tasawuf comme saxana ne si kenn si ponkali suufiya yi nga xam ne mooy Abdul Karim al Qushayri mu ngi génne àdduna 5e siècle kon mu nekk ku mag si ñoom moom dafa saxal ne baati tasawuf bi amul cosaan si lugatil arabiya si moom la ñuy intilaaqe di saxal encore ne di ne noonu la encore amul cosaan si l'islam ab gan la comme gan la war nañ xam ne gan boobu fan la bàyyi ko soo demee si gëstukat yi ñi nga xam ne ñoo bindi si taarixu tasawuf daal nag dangay fekke ne ñoom dañaa déppoo wala xaw nañu déppoo mun nañu wax sax ittafaqa al muarriquuna ala anna tasawufa nasha'a wa tara'ara fi l-Iraq muarriquun yi soo xoolee ñoom ñëpp dañuy déppoo ne tasawufu moom fu mu cosaano fu mu njëkke dugg si l'islam mooy Iraq léegi nag wuute nañu fan si Iraq am na ñu ne Kufa am na ñu ne Basra mais moo tax ne soo xoolee ponkal yi mag yi nga xam ne moom ñoom la ñuy xam ñu njëkk yi si tasawufu masute yëpp Iraq la ñu nekk
wala Iraq la ñuy ñëw di dal donte ne am na ñoo xam ne feneen la ñu bàyyi ko masalan mun nañ la tuddal Daawud bun Nusayr at-Ta'i, Rabi'atu Adawiya, Ma'ruf al-Karxi, as-Sarri Saqti, al-Junayd al-Baghdadi ak ñu mel ñooñu Xaaris ak gaa yi bare. kon su fekkee ne sax na ne si Iraq la jóge pour dugg si l'islam mais naka la ñëwee Iraq tamit foofu noonu tamit fan la bàyyee ko est-ce que dafa cosaano si biir Iraq bu jàll dugg si l'islam wala feneen la bàyyee ko ñëw dugg Iraq après doogu dugg si l'islam foofu tamit da ngay gis ne mu'arrixuuni baaxisuuni mambaxu tasawufu fil Iraq moom dañ ko dañuy xaw a wuute tamit dinañ leen indi foofu daal nag ñetti wax ñiy wax ne aslu tasawuf bi mu ngi bàyyi ko si aqidatu wahdatul wujud al irfaniya bi nga xam ne moo nekkoon si charq al awsat Iraq si boppam Iraq ak Cham ak Misr boobu depuis 3 siècles avant Isa di juddu mooy fi mund al qarni thalis qabla al milad bala yonent yàlla Isa alayhi salaam di juddu ñeenti siècle xam nañ tasawuf si côté Iraq kon moo lay wone ne beneen diine la bokkoon bu dul diineel islam am na yeneen ni wax yi nga xam ne wax nañu ne boobu noonu si ay inxiraaf la boo xam ne dafa bàyyi ko si zuhud la bàyyi ko après mu daal di mag ñu dugale foofu mbir yi nga xam ne nekku foo am na ñetteelu waxu bi mooy di ne liw sax li te wér si téere yi ñu bare si baaxisuun yi dañ ko weral gestukat dañ ko weral mooy tasawuf mu ngi bàyyi ko si chia awwala man assasa tasawuf humu chia ñaari nit yi nga xam ne dañ leen joxoñ baara moom mooy Abdul Karim Abdak ak Abu Hashim al-Kufi dinañ ñëw si ñoom encore ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax ñoo njëkkee dugg si tasawuf wala moom la ñuy xam si suufiya si l'islam parce que su fekkee ne xam nañ léegi tasawuf bi mu ngi bàyyee ko avant l'islam di ñëw si goxu bi nga xam ne foofu la feeñ en même temps si biir l'islam war nañu lijjanti ñan ñooy ñi njëkk yi nga xam ne dañu leen xamee si mbir mu tasawuf incha allah loolu lañu leen war a wax si audio bi di ñëw. léegi bu ñu xamee ne kon tasawuf bi ndekete yoo ba muy gane si l'islam dafa bàyyi ko si diine yi njëkk yi nga xam ne ñoo jiitu l'islam wala benn kuréel boo xam ne ab kuréel bu bon la kuréel bi nga xam ne yàq l'islam moo ko tax a jóg mooy tashayyu rafida foofu la bàyyi ko wala mu nekk inxiraafu boo xam ne dañuy inxiraafu si mbir yi nga xam ne mooy zuhud mais ñoom indi nañ ay ziyaada yoo xam ne bokku si woon mais dëgg-dëgg de ku gëstu nga xam ko nga xam ne tasawufu bi ñetti waxu yi nga xam ne ñoo fi nekk nii ñoom ñëpp benn lañu tasawufu bi la shakka ne mu ngi bàyyi ko si wahdatul wujud parce que su ku xool tasawufu da ngay gis ne xam ne mawdu tasawufu mooy wahdatul wujud boobu noonu si diine yi njëkk la ko jëlee moo xam ne buudiya la wala nasraniya la wala yahudiya la wala civilisation grecque la mooy philosophe grec yooyu
yooyu noonu fan la jaaralee ba ñëw si Iran la jaar si Iran la jaar mooy tax ne ñu ne la sharqul awsat foofu noonu si Iran la jaaralee Iran bu mu jaaralee si Iran ñan la jaar nañ la bàyyi ko pour dugg si l'islam mooy tashayyo ak rafd parce que suufiya Iran amoon na suufiya balaa l'islam di ñëw ku gëstukat yi bare saxal nañ loolu ñi nga xam ne dañaa bind si tasawuf donc ñetti wax yi ñëw fii nii loolu benn la léegi suufiya yooyu noonu yi nga xam ne dañaa ñëw lan la ñu def dañaa ñëw di nuróole ak zuhaad yi di nuróole zuhaad yi mais duñu ay zuhaad moo tax ne ibnul jawzi nee na tasawuf du zuhud parce que zuhud kenn ngañu ko te nit ñi dañaa ngaññi tasawuf donte ne ñi bare dañuy foog ne foofu la bàyyi ko si zuhaad yi la bàyyi ko après ñoom ñu daal di yokku non loolu marchandise soo koy jaay il faut nga am noo koy publicité moo tax ne ñoom da ngay xool ne ni ngay xaw a nuróol waaw xam nga peut-être boroomu bassin ak Getzner xaw ma mun na am ñu xaw a bokk si nit ñi dañuy foog ne ñii ay benn lañu mais fekk peut-être spécialité suñu xoolee rek dinañ xam ne bokkul wala bopp kon affaire bi noonu la kon tasawuf bi mu ngi bàyyi ko si diine yu njëkk yi parce que ñi ma lay tuddee fii bés boo demee si tasawufu ñoom ñëpp da ngay fekk am nañu loo xam ne tasawuf da koy tabanni moo xam ne yahudiya la wala nasraniya la wala buudiya la wala civilisation grecque la wala tasawuf la ñii tashayyoon ñii ñëpp da ngay fekke ne am na mbir boo xam ne tasawufu ñu koy de ñee ñoo ko moom mais comme ñëwuñu fii tey pour leerale yooyu noonu mais ñi nga xam ne dañuy gëstu si bunt boobu dinañ xam li ñuy wax kon gan bi nga xam ne mooy tasawufu kan moo njëkke dugg si tasawufu kan lañu njëkke xam ak ñan lañu njëkke xam kon loolu nañ ko xaar si audio bi di ñëw insha allah subhanahu wa taala tayib léegi man awwalu man urifa bi suufi foofu noonu kan lañu njëkke wax ne si lislaam diw ab suufi la wala ban jullit lañ njëkk wax ne suufi foofu tamit da ngay fekkee boroom xam-xam yi ñetti nit lañu joxoñu foofu donte ne wuute nañu am nañu ne diw la am nañu ne diw la am nañu ne diw la bu njëkk bi mooy moom lañu wax Abu Hashim al Kufi Ibnu Taymiya gis na ne rahmatullah alayhi mu ne Abu Hashim al Kufi kooku mooy ku njëkk ki nga xam ne dañ ko xamee si tur bi mooy suufi kooku mu ngi génn àdduna 150 ulama yi dañuy saxal ne kooku ak chiites yi la suufi yi sax ñenn si baaxi ni nee nañu ab suufi sax dañuy wax ne moom mooy muxtar u suufiya ñu ne zaawiya bu njëkk wala place bu njëkk bi nga xam ne buñ ko tabaxee si budul jàkka pour si jaamukaay yàlla mooy zaawiya Ramallah lañ ko tabax te moom la jaar ñu ne kaana xaluliyan dahriyan yaqulu bil xulul wal ittihaad mooy waa ji ki nga xam ne nee nañu mooy ku njëkk ki ñu xam si suufi kooku noonu ñu ne ab xaluli la te dahri la moo lay wane ne kon ndekete yoo fu mu jëma yoonam bi du yoon bu baax te moom nee nañu comme Ibnu Taymiya moom loolu la saxal mooy ki ñu njëkk xam si tasawuf moom ala kulli xaal soo xoolee ne nit mun na jàppee ne lii mooy dëgg parce que lu tax dinaa leen ko wax ci kanam incha allah
am na beneen wax bu nga xam ne ñu ne ki nga xam ne moom la njëkk a xam si baat bi si tuur bi si suufi moom lañu wax Abdak am na ñu wax ne Abdul Karim Abdak kooku mu ngi génn àdduna 210 ñu ne huwa awwalu man tasamma bi suufi kooku tame chia yi tame saxal nañu ne moom moo taasisi tasawufu si Kuufa moom moo taasisi tasawufu si Kuufa kooku tame am na baaxisuuni yi saxal ne kaana ra'sa firqatin min az-zanadiqa moom Abdul Karim Abdak mooy ñi nga xam ne dañuy wax ne addunya kulluha xaram lépp loo gis si àdduna nu ne xaram dafa xaram ne si ñoom la bokk tariqa boobu la bokk am na benn tilmise boo xam ne bu leen ko fàtte mooy Zunnun dinañ ñëw si moom Zunnun nee nañu kii Abdul Karim Abdak bi mooy sëriñam wala bokk na si ay sëriñam ñetteel bi mooy moom la ñuy wax ne Jaabir bun Xayyaan tamit daal nag soo demee si al Fahras Ibnu Nadim fil Fahrasa moom dafa wax ne moom Jaabir bun Xayyaan bi tilmiidi Jaafar Sadiq la am na ñiy wax loolu wallahu alam mu ne tamit bokk na moom tamit tudd nañu ko ne moom mooy ñi ku njëkk bi nga xam ne dañ ko xam si suufiya mais boo demee si Farsa moom dafa wax ne ahlu Kuufa la bokk te ñenn si saxal na tamit mu ne suufi la almaarufu bi suufi moom loolu la wax Ibnu Nadim dafa ne Abu Abdullah Jaabir bun Xayyaan bun Abdullah al Kuufi almaarufu bi suufi mais waxtalafa annaasu fi amrihi nee na nit ñi wuute nañ si ay mbiram fa qaalat chia innahu min kibaarihim suufiya nee na moom seen ponkal yi la chia nee nañ seen ponkal la bokk mais tamit nee na wa zaama qawm min al falasifa annahu kaana minhum am na ñu ne falasifa tamit ñu ne si ñoom la bokk nee na walahu fi l mantiq wal falsafa musannafat en tout cas bindi na si mantiq bindi na si falsafa si ay téere nee na wa zaama ahlu sanaati dahabi wal fidda anna riyasat intahat ilay kon fi asri même tëggkat yi or ak xaalis bi maana teggi ñoom tamit nee nañu Jaabir bun Xayyaan si ponkal leen si ñoom si jamonoom donc waa ji tamit nee nañu mooy ku njëkk ki nga xam ne dañu ne ab suufi la donc ñett yi nga xam ne ñoom la ñu wax ñoom ñooy ay suufi ñëpp borom xam-xam saxal na ne munxarifuuna al aqida la moo xam ne Abu Hashim la moo xam ne Abdul Karim Abdak la moo xam ne Jaabir bun Xayyaan la ñoom ñëpp ay munxarifuun lañu bal nusibu ila zandaqa te saxal nañ tamit ay chia lañu kon mbokki jullit yi lii mooy ñi nga xam ne ñoo dugalee tasawufu si lislaam nga xool d'abord amul kenn si ñoom koo xam ne ku baax la amul kenn si ñoom koo xam ne nit mun na gërëm ab diinam du Jaabir bun Xayyaan du Abdul Karim Abdak du Abu Hashim al Kufi te nee nañ boromi xam-xam yi seen wax si ñett yi la dem ñoom ñooy ñi njëkk yi nga xam ne dañaa dugalee tasawuf si lislaam wala ñoom la njëkk a xam ab suufi wallahu almustaan
léegi mbokk yi comme xam nañ léegi ñetti ponkal yi nga xam ne nit ñi dañuy wax ne ñoom lañu njëkk xam si tasawuf si l'islam ñoom lañ njëkk wax suufi ñetti yi comme li ma la ko wax Abu Hashim al Kufi Abdul Karim Abdak wala Jaabir ibn Hayyan ñoom ñëpp Iraq lañu nekk. nit day sant yàlla subhanahu wa taala parce que tasawufu génnul si Hijaz nit day sant yàlla parce que tasawufu judduwul si dëkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala fu yonent bi juddoo alayhi salaatu wasalaam du Makka du Madina kon loolu ab sant yàlla la subhanahu wa taala mais nit day sant yàlla tamit xam ne tasawufu mu ngi dugg si lislaam si bërëb bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu dafa ne bërëbu fitna la foofu lañu rey Ali ibn Abi Talib jamono bañ koy rey amul ku nekk si kaw suuf ki ko génn bal moo gën ñëpp foofu lañ ko rey te foofu la tasawufu bi génne ñu rey doomam si bërëb boobu mooy al-Husayn radiyallahu anhu ak fitan yi bare yi nga xam ne am na fa bidaa yu mag yi majorité yépp foofu la ñuy bàyyi ko kon loolu mooy ni wën ne ñu dem wax leen ko kon tasawuf boobu noonu kañ jamono ban jamono la kii nii comme xam ngeen ko diggante mu ngi si qarnu thani bi ak qarni thalis bi moo tax su fekkee soo gisee mane leen mun naam ku njëkk bi nga xam ne moom la ñu xam si tasawuf mooy Ibnu Taymiya lu mu wax mooy Abdul Karim Abu Hashim parce que moom moo njëkkee faatu si ke ñeneen yi Abu Hashim mu ngi génn àdduna 150 mooy fii muntasifi qarni thani beneen bi Abdul Karim Abdak 210 la génne àdduna donc Jaabir ibn Hayyan après la ñëw donc nga gisi ne Jaabir ibn Hayyan wala moom sax moo jiitu moo jiitu moo njëkkee faatu ke mais 208 la génne àdduna nga gisi ne kon léegi Kuufa mun nañu jamoo si wax yi ni Kuufa ki ñu njëkk xam mooy Abu Hashim al Kufi parce que su fekkee saxal na ne moom moo njëkkee génn àdduna te xame nañ ko Kufa même su fekkee ne jóge na foo dem Basra après kon ñeneen yi tamit nga xam ne mun naa am sax muasirun ñoom ñëpp muasirun nañu ñoom nekk diggante Basra ak Kufa foofu noonu bi nga xam ne moom mooy Iraq kon suñu xamee loolu di xam ne kon ndeketewoo ñi nga xam ne kenn gërëmul seen diine bal dañ leen tuumal ab zandaqa ñoom lañu njëkk xam dine ñoo jëlee tasawuf dugalee ko si lislaam loolu day tax ne nit xelam tey si tasawuf moo tax ne loolu dafa ñuy yóbbu carrément ñu gëstu ne kon lan la salafu am ban taxawaay la salafu am si tasawufu génnaw bi nga xam ne xam nañu ne ñi nga xam ne ñoo ko dugal islam duñ ay nit ñu baax imma ñu nekk zindiq wala imma ñu nekk ay chiites yi wala leneen donc loolu moo lay wane ne kon war nañ gëstu carrément xam lan la salaf wax si mbiri moomu kon loolu lañ leen war a wax insha allah subhanahu wa taala si audio bi nga xam ne moom moo war a ñëw léegi suñ fekkee ne dem nañu xool salaf waxu salaf parce que ñun suñu nee salaf rek mooy alqurunu salaasa al mufaddala mooy qarni ñetti qarni yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam tàgg dina ñoo génn si ñeneen yi mooy qarnul bi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon beneen bi mooy qarnu saani bi mooy qarnu taabiin yi ak atbaaw taabiin yi ñëw su fekkee jàpp nañ qarnu bi mi'at sana la donc dañuy ñëw ba imaamu Nasaa'i moom ba muy faatu si
305 la wala 303 la génn àdduna kon moom faatoom génne na tuuti si qurun mufaddala kon ñi si des yëpp ñoom si qurun boobu la ñu nekk moo tax ne ñoom la ñu njëkk waa qurun yu njëkk ñoom imam Ahmad ñoom la ñu njëkk xool ñoom lan la ñuy taxaw parce que jamono jooju ñoom seen jamono moo nekk jamono tasawufu jamono jooju la commencé imam Ahmad mu ngi génn àdduna 241 gis ngeen ne ñu ne kon waa ji nga xam ne moom mooy Abu Hashim al Kufi mu ngi génne àdduna 150 donc moom faatu na avant ñoom imam Maliki génne àdduna donc même su fekkee ne ay mbiram mu siiwul mais moo tax ne ay seen xabaar day yegg si ñoom imam Malik moo tax ne am nañu wax si imam Malik yoo xam ne dafa borom xam ne dañ ko tuxale si ba muy wax si tasawuf wala bañ ko laajee ak ñoom imaamu Shafii bi nga xam ne moom tam mu ngi génn àdduna 204 kon moo tax ne ñooñu am nañu seen wax gis nañ seen wax si tasawuf parce que seen jamono la tasawufu commencé di ñëw ñoom ñooy tazaamun mais qarnul awwal bi ñoom doo gis si ñoom wax si tasawuf parce que xamuñu ko fekkewuñu ko lu dul ñi nga xam ne ab fenkat yi ñëw di askano si ñoom comme ñoom Al-Hasan Basri yi nga xam ne mu ngi génn àdduna 110 kon ak ñoom Ibnu Sirin amuñu wax si tasawuf mais nit ñi ñoo leen askano di créer ay sanad askano ko si ñoom kon loolu dañu si war a bàyyi xel kon li ñuy wax ay salaf mooy ñoom imam Malik ñoom imaamu Shafii ñoom imam Ahmad ak ñoom Abu Zur'atu Razi ñoom seeni wax si tasawuf incha allah loolu lañ leen ne bëgg wax loolu nag bañ ko indee tamit dañ ko xaaji ñaari xaaj di nga xam ne ñoom dañaa joxoñ ay nit si waa tasawuf di leen taan mubasharatan ak ñi nga xam ne dañaa globalisé taayunuy kenn mais dañuy taan si tasawuf umuman loolu ñaari waxu